ne kon ci ñeen fukkeelu place ak juróom-ñeent dem ba ci ñeen fukkeelu place ak juróom-ñaar ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg taxaw seetlu gi ci soxna Salma Ibrahima Fall def ab liggéey amul ci secteur pétrole bi lee liggéeykat yi yëngatu ci secteur bi dañoo xëy créé lu ci toll ak ñetti fan yàlla yoo xam daanaka duñ ko liggéey ngir ñaawlu patriote nguur yi nekkee jëmale ko ci sartu bu bees bi tënk seen liggéey bi la ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom lañ ci rotal bu njëkkoon dañ daan am ay jafe-jafe ci wàllu ndogu li ko dalee 6 heures ci ngoon lañ doon rang ba ndogu weesu du tax ñu àgg ci restaurant yi lee waaye loolu yi mënees nañ wax ne wàññi na ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak matukaay yu bees yi nga xam ne kilifa yi nga université bi indi nañ ko fa ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg reportage gi ci Serigne Gueye def man mbokk yi daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi Sénégal léegi bokk na ci réew yi nga xam ne daanaka dañuy xotti liberté de la presse te moo di affaire bi nga xam ne taskati xibaar war na koo def rek ngir mën a am liggéeyam nu mu waree buñ sukkandikoo ci Reporters sans frontières Sénégal daal nekk na léegi ñaari place jóge na ci ñeen fukkeelu place beeg juróom-ñeent dem léegi ba ci ñeen fukkeelu place beeg juróom-ñaar lu jëm sax ci rapport boobulee dañ ci ànd ak Salma Ibrahima Fall. Sénégal daal nañ koy jagleel ñeent fukk ak juróom-ñeenteelu place ci wàllum liberté de la presse 2021 bu ñu sukkandikoo ci Reporters sans frontières dëkk bi lee nga xamante ni da daan bàkkoo ci wàllum démocratie ak yu ni mel jamono ji mu mel ni nag ci wàllum tasum xabaar dafa rek daal di deltu ginnaaw ndaxte rek ci atum 2020 li nga xamante ni moom la jëloon moo di ñeent fukk ak juróom-ñaareelum place waaye mu mel ni rek dafa daal di randu ci lu tollook ñaari place bi lee deltu ginnaaw nag bu ñu sukkandikoo ci Reporters sans frontières mi ngi am gannaaw xew-xew yu yees yi nga xamante ne rek amoon na fi te rek ñu daal di gis ni journalistes yi dañ leen doon xokkatal bu baax a baax mu mel ni nag ay sujets yu bëri nag kenn ñemewu koo traité fii ci Sénégal rawatina nag lu ñeel wàllum diine gi ndaxte rek bu ñu sukkandikoo ci Reporters sans frontières quotidien bi lee di Les Échos ci weerum août bu ñu génn demoon nañ rek daal di toj li nga xamante ni moo di seenu bërëbu liggéeyukaay ndax gannaaw bu ñu génnee benn xabaar di xamle ni Sëriñ Moustapha Sy mi nga xamante ni ab kilifa diine la bu nekk fii ci Sénégal nekk ab jullit ñu xamle woon ni dafa am jàngoro ji lee di coronavirus gannaaw si nag ñu daal di gis ni ay taalibeem dañoo dem rek ci bërëbu liggéeyukaay boobee di Les Échos daal di tasaare bépp jumtukaay bu nga xamante ni rek ñooñee dañ koy liggéeyee mu mel ni nag nekk na ay doxalin yu nga xamante ni Horizon sans frontières ma ngi koy nakkarlu bu baax a baax te it di xam ne ni que taskatu xabaar yi nekk fii ci Sénégal dañ leen di xokkatal bu baax a baax taskatu xabaar nag yi nga xamante ni jamono ji dañuy dékk seen micro ñenn ci sénégalais yi nga xamante ni dañuy xas wala ñuy wax lu nga xamante ni tey ji arrangé wul nguur gi ñooñee ñoo gën a loru bu baax a baax ndaxte saay su nekk rek seen bakkan day daal di nekk ci xottu bu ñu sukkandikoo ci Reporters sans frontières nguurug Sénégal dafa am benn patapataaral bu nga xamante ni amal na ko te it mi ngi ñaawlu yéex bi nga xamante ni nemmeeku na ko ngir daal di nag dépénaliser li nga xamante ni moo di délit de presse maanaam njoomte bi ñu nemmeeku ci wàllum tasum xabaar. jërëjëf soxna Salma Ibrahima Fall ñu ngi lay sant di la gërëm Maguette Ndong yore cadre SYNPICS di syndicat gi ëmb taskati xibaar yi ni loolu yi tekk wul na taskati xibaar yi kon ñu ngi ak seen afia rawatina nag ci weer yi nga xamum la ñuy génn Maguette Ndong am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci téléphone Pierre Edouard Faye. classement bi nga xam ne moom lañu gis Reporters sans frontières génn ko mooy wan ne Sénégal fi mu nekk nii am na ñaari place yoo xam ne perte na ko ci et que ñun ñu yaakaar ne aussi tamit loolu newul loo nga xam ne dafa doy waar trop parce que perdre ñaari place moo gën vraiment perdre 5 places wala 10 places parce que gis nañu ay pays yoo nga xam ne tey jii daanaka buñ ren jii buñ nekkee par exemple 5e place dem nañ par exemple ay 10e place wala 11e place donc yooyu yëpp gis nañ ko fii parce que foofu tamit li ci gën a doy waar mooy journaliste sax booy xool nañ leen rey et que dugguñu fenn le plus souvent mais ñun Sénégal nag vraiment alhamdulilah loolu yëpp am fii mais li nga xam ne aussi tam moo mën a expliquer rang boobu moo di lan Sénégal daanaka depuis quelques années war nañ ay lois yoo xam loi yu bees lañ mooy code de la presse bi nga xam ne am nañ ko mais aussi tamit mooy convention collective waaye yooyu yëpp maanaam pratiquement application bi amagul dëgg la jiitu réew mi président de la République Macky Sall yàgg na wax ne gouvernement am nañ def pour que ñu appliquer ces lois là waaye boobu léegi ñu ngi traîner loolu benn la beneen bi mooy lan li nga xam ne mooy liberté journaliste yi vraiment à chaque fois dañuy gis ne am na ay violations yoo xam ne da ci am et que à ce niveau là aussi tamit loolu ñun daf ñu xaw a tiital waaw communauté internationale tamit ñëpp ñoom ñu ngi gis lu mel noonu loolu bu amee it sànni ko day xaw a
doy waar si ñun ñi nga xam ne mooy en tout cas la presse sénégalaise et que bu fekkee ne président li mu wax def nañ ko gëm nañ ne rang bi nga xam ne moom la Sénégal am incha allah dina ko ful ba nga xam ne en tout cas dina yegg fi nga xam ne mooy gën a neex ñëpp fi mu nekk nii daal en tout cas ñun ñu ngi ñaan président li nga xam ne mooy ay digle yoo xam ne def na ko ñu appliqué ko vraiment pour que journalistes yi en tout cas mën a liggéey dans de bonnes conditions. ñu wax ci leneen àdduna gi yëpp di màggal tey ji ci àllarba ji yemook ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril bëccëg bi nga xam ne ni moom lañ jagleel kon wàllu xarañte jumtukaay xarala yu bees doon ci misaal muy bëccëg boo xam ne ni kuréelu mbootaay xeet yi moo ko taxawal ngir sargalee ko ak delloo njukkal aji xarañ yi lu jëm sax si bëccëg boobule soxna Ndeye Anta Dieng amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. ci jamono ji ñu nekk jumtukaay xare yi yees di gën di mucc ayib tax na ba kuréel gi ëmb mbootaay xeet yi daal di jël bésub ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril jagle ko ci xare ñu doomu aadama yooyu tax na bañ defar ab ñàkk ngir xeex mbas bile di Covid-19 xam ne nërmale nag gafara réew yu bëri ngir amal ay seetlu ci lu gën a ñongal jumtukaay yi xale yi wees li njiitu réew Sénégal Macky Sall jot naa génne koppar gu toll ci juróom-benn fukki millions ci atum 2021 ci fàttaliku journée mondiale de l'innovation et de la créativité lancé woon nañ ko ca atum 2002 ñu reconnaître ko ca atum 2017 ca ONU ci njàppatalu juróom-ñetti fukki dëkk. jërëjëf soxna Ndeye Anta Dieng ñu ngi lay sant di la gërëm wax naa ko sànq nag ci bopp xibaar ab liggéey amul ci secteur pétrole bi le liggéeykat yi nga xam ne yëngatu ci secteur bi le dañoo xëy kon créé lu ci tolloog ñetti fan yàlla yoo xam daane ko duñ ko liggéey ngir ñaawlu pàcciral gi nguur gi nekk jëmale ko ci sartu bees kon wi tënk seen liggéey Sara Konaté ak ñoom ne ñetti fan yi des koy laabal su fekkente ne lii ñuy tawat amuñu ci benn saafara Sara Konaté mooy ndeyteefu syndicat gi ëmb liggéeykat yi yëngatu ci wàllu pétrole ay kàddoom Pierre Edouard Faye moo ko taataan. di jéggul rek ci élément boobule ak anam bi ñu ko monté ñu wëyi ba tey ci xibaar ak tar yu bari ci wàllu soble yi ma ngay tàmbalee yàqu ca Fuuxa di benn dëkk boo xam ne ni ma nga nekkee fële ci diwaanu Mbuur li ko waral nag moo di waa Sen'Eau ñoo xëy rek daal di coupé seen robinet ya ndax ay facture yoo xam dañ leen ko ameel mu toll ci 1 million ak lu teg ci suñu koppar profité nañ sax ci ndaje mu yaatu mu ñu amal daal di fësal jafe-jafe yi nga xam ne ñuy dëkk di jànkonteel seen biir gox boobulee lu ci demee ne ñàkkum courant kër docteur lycée ak yeneen dañuy dem ca Fuuxa fekk fa kii di Thierno Daf. ay meññeenteef yu jóge ci mbayum dër bi yu ñuy xayma ci ay millions yu bari ñoo yàqu te dara waralu ko lu mooy ñàkkub ndox mooy tiis gi dal askan wi yeewoo ci diiwaanu Fuuxa. nga xëy donc par exemple nga fay 15000 le mois passé nga xëy ñu jox la une facture de 700 000 ou bien 1 million et quelque. mbaadoolo boo xam ne moom amul 100 000 francs këram. nga xëy na ko da ngay fay 1 million 800. pourquoi pas ñu gasal ñu ay forage ci rivière bi. ñoom askan wi jël nañu baaraamu tuuma nag joxoñ société bi di Sen'Eau ne lu ji njaag moom mooy njaag ndax jafe-jafe bi yépp moom moo leen ko teg. bu ñu coupé robinet yi fan la ñu jëm ak njaboot bi. ñi mbay rek la ñu am bu mbay amul ci foraatu robinet lañ mën a am. mais bu ñu ñëwee un bon jour couper seen facture yi te ñu xasa def ay jardin nekk à 2 doigts de la récolte ñoom ñu couper ndox mi kon xam nga jafe-jafe génn koo rëy. ñoom askan wi ñaawlu nañu tam yeneeni xeetu jafe-jafe yu bari ñuy jànkonteel jamono ji ci 11 villages tabax nañ à côté fii ci Agandimaag benn poste de santé xam naa léegi mu jëm si ñetti at te ba léegi fonctionné wul war na am lycée parce que peu de villages ont des CM. te élèves yi dañu jógee ci ay villages yi di dem ci réewu taax yi te xam nga yorin bi foofu dafa miti mais boo gisee 11 villages yoo xamante ne presque aucun village n'est électrifié dans la zone nord. heure bi boo béyee toolu soble pendant plus de 3 mois nga nekk ci 4e mois ñu indil la facture tool bi diggante ak ñor na ak ñor bu ñu couper tool bi yow sa gàncax boobu day yàqu. donte ne tànkam joggi na ci diiwaanu Caajaay Fuuxa mu ngi bootu ci biir commune bu Nguéniène Mbour Thierno Daf Walfadjri. jaajëf Thierno Daf ñu ngi lay sant di la gërëm bari na ci nekk ay bâtiment yoo xam ne nii ñu ngi leen di jëmal fii ci Dakar sàmmantuwuñ ak sart yi nga xam moo tënk wàllu tabax Abdoulaye Sow mi jëwriñ ji ñu dénk wàllu tabax ak dëkkuwaay moo ko xamle tànki nemmeeku yi mu doon amal ci chantier yi fii ci Dakar tax na daal mu taxawal lu ci tolloog juróomi bâtiment yoo xam dañ ko doon tabax Moussa Sène li wi fay reportage.
ginnaaw bu président de la république joxe ay directives jëm rek ci renforcer contrôle bu qualité bâtiment yi ñuy tabax ministre de l'urbanisme et du logement ànd ak waa inspection générale nag ñoo daal di amal ab tournée ci juróomi chantier fare ci biir Dakar loolu nag ngir wuutu chantier yile ba xam ndax respecté nañu norme de construction yile Abdoulaye Seydou Sow ministre de l'urbanisme et du logement. Inspection générale du bâtiment moo ñu yëgaloon ni dañuy def ay inspection inopinée. ñu décidé man ministre bi ak direction générale de la construction ak madame le préfet ànd ak ñoom xool li ñuy def xool ko ñun suñu bopp ñu constaté naka lañ koy defee li ñu fekk mooy 5 bâtiments yu ñu contrôlé yëpp ci biir tey ci commune bi à titre d'exemple amul benn bu nga xam dañuy fekk foofu document yëpp. buñ sukkandikoo ci ministre bi nag daanaka benn si ñoom respecté wul norme yi looloo tax sax ñu teg leen ay daan. ci code de la construction dañ la ne boo nekkee ci chantier. document yu bâtiment bi yëpp da nga ko war a teg mu fekk chantier warul nekk à côté warul nekk kër ga ci bu ngeen xoolee presque 5 chantiers yëpp daanaka dañ ko arrêté parce que bu ñu ko arrêté pour leur permettre ñoom ñu ñëw ci bureau ya indi document yu nga xam ne prouvé war nañ ko nekk. inspecteur général des bâtiments moom nag mi ngay expliquer rek la waral ñu amal sanction yi lee ci les chantiers. bâtiment boo koy tabax dafa am ay normes yoo xam ne dañ ko war a respecter normes yooyu nag boo ko respecté wul bâtiment bi day mujj nekk danger parce que mun na xëy. daanu ci kaw nit ñi parce que fondation bi ñu war a def fondation boobu dëgërul wala poteau bi ñu war a def poteau boobu dëgërul. opération inspection bâtiment yooyu nag ñu doon amal tey bu ñu sukkandikoo ci ministre bi dinañ ko lawal ci yeneen région yi tax sax ba waa inspection générale des bâtiments ak Abdoulaye Seydou Sow di insister ci wàllu bu sensibilisation jëm ci chantier yi ngir rek ñu mën respecter norme de construction yi ngir mën a aar kaaraange doomu aadama yi. Médina Gounass ci géej waaye fa la ñuy jëm du yàgg daal dina dala absente islamique bu bees xeer bu njëkk bi teg nañ ko démb ci teewaay Aliou Sall muy jaraafu dëkk ba Cheikh Aziz Ndiaye mi amal projet bi ci ndimbalu réewum Iran ma ngay xam ne yéeneem ak bëgg-bëggam mooy génne Médina Gounass si ñàkk jaar la ko ci benn mutuelle bu mag bi nga xam ne bëgg na ko fay taxawal ndaje moomee Théodore Semedo lañ fa yebaloon. association bu ñuy ne Help House moom de teg na xeer bu njëkk bi ngir sànc nag benn complexe islamique bu mu tuddee Cheikh Ibrahima Niass ak benn mutuelle d'épargne de crédit si bokk moomeel bu Médina Gounass si dimbalu république islamique d'Iran ak ñi nga xam ne ñoo ngànk mairie Guédiawaye. mënuñoo dund am xam-xam mënuñoo dund sans toppatoo sunu njaboot te jaamu yàlla lañ nekk te jaamu yàlla nag dafa ànd ak àdduna taxaw nañu wàllu jaamu yàlla ba toll fii gis ne am nañ yeneen relation yoo xamante ne war nañu mën a jëriñ ñu bañ kaa yemale suñu bopp ñu oo leen pour mu jëriñ quartier bi yëpp te mënoo jëriñ nit ñi nag defar nit ñi te tabaxoo école ak lan mutuelle biñ teg. waaye li ma lay gën a santé mooy liggéey bi nga xam ne soo ko deful woon. ñun suñu liggéey bi nga gën a jafe te mooy liggéey yu yar formation bi nga xam ne yaa ngi koy def ci jigéen ñi di ko def ci ndaw bi. si lu waral projet bi ak tànn Médina Gounass njiitu association bi li leen ci rotal. ci bâtiment bi école la boo xamante ne cycle normal la. fii jànge lépp loo xamante ne dina gunge. ñi ut ci xam-xam ak ña leen di jox xam-xam lépp incha allah. projet bi cent et quelques millions. bi nag mutuelle bi nag moom amul yemuwaay. ne fi laa dëkk te yonent bi nee na booy oote wala booy dimbali tàmbaleel mbéy nga sa weewu tànk Gounass te Gounass si biir Guédiawaye la nekk. Help House mu nekk association boo xam ne sanc nañ ko si atum 2006 nekk si Médina Gounass boobu ak léegi mu ngi xeex ndóol waaye tamit ñàkk jàng xale yi di leen teg ci yar ci mbirum formation jàllale ko ci diine islam ki na jokko yéen fi si diwaan Médina Gounass Théodore Semedo pour Walfadjri. jaajëf Théodore Semedo bu njëkkoon nag dañ doon am ay jafe-jafe ci wàllu ndogu li ko dalee 6 heures ci ngoon lañ doon rang ba daanaka ndogu weesu duñu jote ci restaurant yi lee waaye loolu yi mënees nañ wax ne wàññi na foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak coppite yi kilifa yi nga université bi indi ci waxtu ndogu tax na daal étudiants yi moom fi mu toll ni jooyatuñu dara Serigne Dieye Mami Kanté doxantu ji woon nañu fa ñu teewlu leen ci reportage. On vous offre l'opportunité de venir très tôt pour pouvoir récupérer et pouvoir prendre tranquillement votre repas de rupture. juróomi waxtu ci tàkkusaan gi ñu nekk ci buntu restaurant argentin janook chef du département bu restauration ci centre universitaire bu Dakar di koddu muy waxtaan ak yenn ci étudiants yu ñëwoon jël ci seen ndogu Sidi Diouf jàpp ne benn jafe-jafe togg étudiants yi duñu ko am ci diiru weeru koor wi ci daara ju kawe ji ñu dippee Cheikh Anta Diop. koor gi dafa am benn repas bu fi amul woon bu ñuy wax xëdd donc boobu fajar gi lañ koy jóg 4h30 ñeenti waxtu ak genn wàll ci la ñu ubbi restaurant yi su fekkente ne añ bi la aussi
toujours dañuy jël en charge ñi nga xamante ne ni du ñu woor donc ñooñu 11h la ñu leen di jox lekk bi. bu fekkente na aussi nag ndogu bi la également. dañu nemmeeku dafay am tuuti rang ngir faj loolu nag dañ ko yéegal waxtu bi di ko ubbi ñeenti waxtu ak genn wàll. waxtu yi ñu doon ubbi restaurant yi ngir ndogu ji ñu jàppoon ko juróom benn waxtu ba weer wi tàmbalee waaye ñu indiwaat ko ba ñeenti waxtoog xaaj muy lu saafara rang bu gudd bi ndongo yi doon rang ci buntu restaurant yi Ousseynou Gningue étudiant la. rang yi au début moom dafa métti woon trop da ngay ñëw nga rang boo xamante ni ça a duré beaucoup de temps da fi ñu def plus de 30 minutes ci rang mais léegi moom la condition est améliorée vraiment que dañuy ñëw dugg jël suñu ndogu nicement dem du ñu am benn problème. waaye boobu lay coppite ci waxtu yi ñu doon ubbi restaurant yi ci waajal ndogu bi indi na yeneen i jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci Sidi Diouf. dafa am leneen lu mu jur loo xamante ne lu métti la te loolu damay woo étudiants yi ñu xam loolu ndax étudiant am na sañ-sañ laaj ñu defal ko subvention lekk bu nekk di añ di reer di ndékki am nga sañ-sañ nga ñëw ñu defal la subvention nga joxe ticket ñu jox la ko mais suñu la ko joxee comme ni mu ngeen gis muy amee nii jaaduwul ngay wër restaurant yi parce que rang amul bu la neex nga dugg. ci koor lañu ne ñu desandi si ba tey lii doo bokk na ci li Sénégalais yi kon yu bari tànn ngir dàqee ci koor waaye nag buñ sukkandikoo ci doomu aadama yi koy faral di def yi koy defa daal njaay mi doxul na mu daan doxee commande yi taxu koy demee noonu ñu jàpp ne daal feebar bi di Covid-19 moo ko waral Toussaint Senghor Babacar Diouf reportage. at bu nekk menuisier yi jóge foofee ca Gana nag jamono dañu daal di rek yëngatu ci li nga xam mooy defar lido rawatina nag ci weeru koor gi ñuy nekk wante ren gii nag mbas mi moo tax rek commande yi demeewul noonu. chaque année moom ne ko indi fii nii waaw xam nga kool yi moo tax moom ñu day indi waaw chaque année day ñëw fii nii. le lido yi le lido bi muy indi fii Sénégal muy jaar pour le temps kool année bi bariwul dafa manqué léegi parce que Ghana à cause de le corona bi moo tax bagage yi du ñëw fii bari na ba léegi tuuti mu indi fii yëpp jeex na. wante rek ñoom li sax dañu daal di livrer li nga xam ne mooy seen client te njëg li moo ngi diggante téeméer ak ñaar fukk ak ñaari téeméer. waa ay commande yi waa par commande am na par benn am na fii ba fii nii day jaay commande moom day jaay fii nii waaw fii moom day jaay en gros oui en gros quoi commande ça dépend client yi ba si moom day soxla am na commande à 1000 ou bien 500 voilà ba par en gros c'est 650 ou bien 600 ba ça dépend année boobu. prix bi sa client bi muy jokkoo client bi 700 en gros marché bi muy jaay 1000 francs. weeru koor gi ñu nekk nag bëri na ñi nga xam ne rek dañu daal di jouer lii di lido ngir mun a dàkk koor wante ren jile nag marché bi demeewul noonu ndax mbas mi moo fi jaax. weeru koor nag buñ ko waxee rek xel yi daal di jëm ci ndogu ba tax jumaay Massalikul Jinaan doon tey gis la ba yenn jullit ñi de ay koppar yu takkoo takk moom lu ñuy génne bés bu yàlla saak togg ci ay ndogu kon di ko séddale jaamu yàlla yi de ay Njàkke Mbay Ibou Guèye doxantu ju woon nañu fa ñu teewul leen ci reportage. dimbalante di luy feeñ lool ci weeru koor lu ni mel lañu nemmeeku ca jumaay Massalikul Jinaan foofee bés bu yàlla sàkk ñu nga fay séddale ay ndogu lu ëpp 4 junni nit. bi koor gi ñëwee jëwriñ xalaatoon ñu def fi ay ndogu rek niñ koy defee Touba ak Màkka ndax bu ngeen ko seetloo Massalik mooy vitrine Touba ci biir Ndakaaru daanaka minimum dinañ defar 3000 ndogu ci biir jumaa ji bu ngeen ko seetloo nii. et puis comme que nit ñi dañoo bëri am na ñoo xamante ne ci biti la ñuy nekk autour du grand minaret ñooñu à peu près il faut compter peut-être ay 2000 personnes ba nga xamante ne loolu nag vraiment budget bu colossal la. daayira xidma Massalikul Jinaan di kuréel ngi taxawu yi leen ndogu. préparation bi moom wax dëgg yàlla mettiwul ndax ak jaamu yàlla la te jaamu yàlla moom daanaka mën nañ ne mettiwul ndax lépp loo ca daj lu ne rek suñ borom dala koy fay. waaw waaye daal dinañ ko waajal waajtaay bu mucc ayib waaw ci nu mu gën a rafete bu heure bi jotee nañ defar mburu yi defar café yi waa collation waa organisation kenn ku ci nekk féete fi nga war a féete macha allah ñu defar ko ba mu mucc ayib
muy jëf ju taalibe yi di ndogu si di rafetlu loolu. waaw ndogu yi de moom xanaa ni que di sant rek di si sant di kii surtout daal wax ni que ñëpp xañ nañ si kenn ku ne yaa ngi def ni nga toll lépp lu si waay mën ren déwén yàlla nga mën lu ko raw. Sénégal weeru koor di weeru dimbalante ca Masaalikul Jinaan ak yenn ci mbeddu Ndakaaru yi ñu ngi fay séddale ay ndogu muy luy ñëpp di rafetlu. Mohamed